La matinale de Even Prod Média di am contentement ak mbégte nekk fii nii indi leen lépp loo xamante ne soxal na leen ci suba teel bi lu jëm ci information ci li nga xamante ne mooy politique environnement trucs et astuces du ñu bàyyi lenn donc voilà toujours di ànd ak Chérif léegi nag dañuy dalal ki nga xamante ne moom mooy suñu gan gi muy Ibrahima Baldé mu nekk directeur communication bu DGE c'est-à-dire direction générale des élections donc moom la ñuy dalal monsieur Ibrahima Baldé ñu ngi lay nuyu di la dalal di am contentement ak mbégte. jërëjëf waa Even Prod maa ngi leen di fay di leen remercier ci invitation bi. jërëjëf dinañu ànd ak yow donc ci kanam ci waxtaan bu am solo. dinañu ñëw ci calendrier électoral bi ndax xam ngeen ni prochaine échéance bi mooy les municipales de 2027. Le fichier électoral le retrait des cartes parce que DG génnee na benn communiqué bu yàggul ngir wax ñi nga xamante ni ñoo bindu woon ci révision ordinaire bi ñu ñëw jël si seen carte et puis surtout ban différence moo am entre révision ordinaire ak révision exceptionnelle loolu yëpp dinañ ci ñëw ak monsieur Ibrahima Baldé waaye léegi dañu ànd ak soxna Ndeye Khady Thiam Tall ci la rubrique environnement ndax xam ngeen ni tey le 5 juin 2026 te mooy la journée mondiale de l'environnement donc ñu ci ànd ak Ndeye Khady Thiam Tall mu nekk journée boo xamante ne am na solo lool ndaxte sànq rek maa ngi dégg ci sa introduction bi ngay wax ak waxee ci loi yi nga xamante ne voté woon nañ ko fi en 2015 mu jëm ci wàllu mbuusu plastique yi mu nekk lu am solo lool ndaxte tey je pense que il est très important de prendre soin de l'environnement. Adja merci beaucoup ñuy nuyuwaat suñu invité bi bu baax di ko dalal jàmm fii ci Even Prod Média bu ñu dellu see ci journée de l'environnement tey la ko àdduna wërngal képp di màggal thème bi nga xam te ne nag moom lañ ci tab wax naa ko sànq mooy maintenant pour le climat maanaam toog amatul def action rek moo ñu mën a jénnee ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund ak coppite yi ni nemmeeku ci jaww ji muy changement climatique yi ci loolu nag sekk nañ ci waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di docteur moom moo di rek Baba Baldé moom nag mooy directeur bu réglementation environnementale ak contrôle foofee ci ministère de l'environnement direction boobu nag dafa nekk direction boo xamante ne dafa juddu ginnaaw bi ñu tasee li ñu dippee woon rek lii di direction bu environnement ak établissement classé bi ñu ko tasee en 2024 ci la ñu def benn pàcc bi nekk direct mooy direction bi nga xamante ne moom la Baba jiite ak beneen pàcc boo xamante ni mooy direction bu changement climatique ak lu jëm ci wàllu financement vert ak transition écologique kon nag moom Baba Dramé la ñu sekk ak moom waxtaan ci lu jëm ci bés bi lu tax nag ñu tànn thème bi xam naa ci loolu la ñuy dem moom moo di urgence climatique yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy dund ci àdduna bi yépp pour bañ a wax ci Sénégal kese ndaxte li nga xam ne moom la ñuy woowee les phénomènes climatiques extrêmes dafa tàmbali di wane seen bopp ci àdduna bi yépp foo ko natt te ci fu gën a mag ba fi gën a tuuti ku ci nekk am na ni nga koy yëgee ñun fii dinañ ko yëg ci tey mu war a tàng sedd mu war a sedd tàng muy taw fee di taw nga gis fii tawul dinañ ko gis ci ay ëgg ay xeeti manifestation yu ci bëri da koy am moom changement climatique yooyu le dañuy dem ci noonu ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Baba Dramé muy directeur bu DREC ci extrait 1 bi ànd ak moom ci explication bi mu indi ci wàllu thème bi. léegi-léegi ñu jëm ci ay jamono yoo xamante ne ay jamono yu sedd lay doon mu doon ay jamono yu tàng jër bu waroon taw du taw wala boog taw bi buy ñëw dina ànd ak intensité boo xamante ne la muy yàq mooy ëpp foo xamante ne dañ fa doon dem di napp mënatuñ fa napp parce que géej ga soppeeku na température ba soppeeku na ak yeneen inondation yeeg érosion côtière beeg déforestation et cetera problème yi nga xamante ne tey ay mandarga changement climatique la bëri nañu donc du loo xamante ne dañ koy laam-laamee comme ni ñu koy waxee loo xamante ne la ñu ngi koy dund tey jii boo xoolee at yi la ci ginnaaw am na benn période boo xamante ne jotoon nañ fi ay pluies yoo xamante ne ay pluies de Heugue lañ ko doon wax ba mu rayoon une bonne partie du cheptel mu doonoon jéye gu mag ñëwoon dal ci suñu mbokk éleveurs yi donc problème yoo xamante ne dañ koy dund tey moo tax ñu ne
maintenant le changement climatique, c'est pour matérialiser l'urgence. mu nekk lu am solo lool Ndeye Khady mu nekk loo xamante ne tey jii nii fépp foo dem ci àdduna bi bàyyi nañ ko xel lool mais fii nii ci Sénégal est-ce que nit ñi bàyyi nañ ko xel est-ce que aussi ñu ngi koy màggal comme ni ñu koy màggalee fépp ci àdduna bi. waaw journée mondiale de l'environnement ni ñu koy amalee ci àdduna bi yëpp noonu nañ ko yàgg di amalee ci Sénégal waaye ren nag dafa yemoo ñu am gouvernement bu bees. gouvernement bu bees bu amee équipe yu ci bëri dafay changer organisation yi changer waaye terewul dinañu ko màggal ci réew mi. bu ñu installé woo ba pare lenn nag loo xamante ne am na ci coppite ci wàllu màggal gi moo di ne duñ ko def comme niñ ko doon defee donte ni niñ ko doon defee bonul mais dañu bëgg a dem gën a jege communauté yi nga xamante ne li ñuy wax sànq mooy coppite yooyu phénomène climatique extrême yi am na ko ci seen kaw boo demee fu ci mel ni kon yenn îles yi gis nga ni ndox mi érosion côtière bi jàpp na leen ba ñu nar a ñàkk seen i dëkk di nga gis tamit fu ci mel ni côté Bargny foofu gis nga ni érosion côtière bi def mu dem bay jur yeneen problème yoo xamante ni day dugg ci cadre société mu nekk kon doxalin bu bees boo xamante ni bëgg nañ ko indi ñoom waa ministère bi ci li nga xamante ni moom moo di rek màggalu bés bi ba léegi dañuy dem ànd ci ak kii di Baba Dramé. au lieu ñu koy organiser sous une forme festive donte bonu la parce que ñun dañoo am sunu cosaan ak sunu aada te yooyu mën na nekk des véhicules pour porter le bon message moo tax ñu ne ren dañuy ñuy maanaam màggale bés bi mooy dem à la rencontre des populations yi nga xamante ne changement climatique da leen sonal ñi nga xamante ne ñu ngi ci delta du Saloum bi nekk côté Palmarin nekk côté Dionewar nga xamante ne géej gaa ngi ball di ñëw di nangu seeni suuf ñu dem xool ñoom naka la ñuy dundee yóbbu leen le message de l'État projet yi nga xamante ne État mu ngi koy nas xool aussi acteurs yi nga xamante ne au niveau local ñu ngi yëngu ngir mën a maanaam changement climatique boobu ñu jëm ci ut ay pexe. mu ngoog kon mu nekk lu am solo lool. mu nekk lu am solo loolu nag ni ñu ko waxee rek festivités yi duñ ko mën a def tey jii le 5 juin parce que bu ñu fàttalikoo tey jii day yemoo ak conseil des ministres bu njëkk bu gouvernement bu bees bi. kon di fa amal ay xumbal ak ay organiser yenn yi du mën a nekk. mais daañu ko def après ñuy fàttali rek nag ni ministère de l'environnement et de la transition écologique. moom ci nguur gi nga xamante ni ci la ñu nekk. am nañu ñetti ministres yoo xam ne jot nañ fa jaar. bi ci mujj moom mooy Ami Mara mi nga xam non Aliou Gory Diouf moom mooy ministre de l'environnement bi ñu mujjee tabb ginnaaw mu avant moom amoon na Abdourahmane Diouf avant Abdourahmane Diouf tamit professeur Daouda Ngom moom moo ko jiite woon kon boobee ministère. alors tey nag dama bëggoon aussi ñëwaat comme sànq ni ma la ko waxee woon mooy loi bi nga xamante ne indiwoon nañ ko pour ci wàllum utilisation plastique bi de manière générale. ñu gis ni que amoon na ay jamono yoo xamante ne nit ñi ñu ngi ko doon appliquer da ngay dem boutique sax ñu ne la mbuus amul dañ koo tere ak yooyu mais ñu di gis ni que au fur et à mesure mu mel ni comme dañuy délaisser application loi boobule. xam nga Sénégal nag lu ci bëri ci ay tëralin yoo xam ne dañ koy def effet d'annonce lay am su bu wàññi amee ci commencement bi ngay gis nit ñi engouement bi bu ñu demee ba ci biir ñëpp bàyyeekuwaat ci mbuus yi dundoon nañ loolu da nga doon discours sànni ku au-delà dañu bañ ko jaay sax suñ la emballé ci plastique yow boo paree da ngay dencaat plastique bi parce que xam nga soo demee si boutique bi doo ko amaat loolu même bu fekkee voilà léegi loolu da doon def yow au-delà de li ngay mën di li nga doon sànni ci bañ ko gis ci boutique bi ñu koy jaay mais sànni mbuus bi sax amatul woon parce que soo amee sa mbuus dañ koy denc pour koo ko soxlawaatee mais dem nañ ba ci biir gis nañ ni mbuus yu bëri dugg si na tey jii population lambda boo ko laajee ban mooy bu baax bi ak ban mooy bu bon bi du ko xàmmee tax mbuus yi ñuy tere mooy yi nga xamante ni dafa yées 30 micromètres micromètre nag mooy unité de valeur bi nga xamante ni moom la ñuy nattee mbonaayu mbuus bi wala baaxaayu mbuus bi mais loolu nekkul loo xamante ni mën nga ko gis ak ci say bët léegi loolu tamit day tax ba lii di contrôle bi dafay tar bu fekkee ni rëcc na ci ni mu duggee ci réew mi wala ni ñu ko defaree rek bu xasee ba egg ci étal yi yow mu ci boutique yi commerce bi dootoo mën a xàmme bii mooy bu baax bi wala bii mooy bu bon bi am na tamit yenn habitude yoo xamante ne ñun amuñu ko ci wàllu rek
triage suñu mbalit yi da ngay ñëw rek mbalit bi benn poubelle la amul fukk wala ñetti poubelle da ngay ñëw rek loo jot tëmbal si biir am na ñoo xam ne lekk bi sax dañ koy jël décide bi sànni ko ci biir mbalit bi muy loo xamante ni baaxul dara. loi boobu nag sur le plastique 2015 la ñu ko voté woon bi ñu ko voté ñu doxal 5 ans gis ni yëf yi doxul ñu laxasaat ci yeneen mbir pour gën a corser loi bi pour nit yi pousser leen forcer leen la main mais gis nañ ni 10 ans après wala 11 ans ba léegi amul benn jéego boo xamante ni def nañ ko ci ñun askan wi ngir jënd ci mbuus yooyu te loolu du Sénégal kese adduna bi yëpp la ba tax na mbootaay xeet yi ñoom tam ñi ngi def seen kem kattan pour xool naka nañuy def kir gi daal di gën a mën a joyanti loolee dañuy dem àndaat ak ki nga xamante ne moom moo di Baba Dramé bu rek ñu ànd ak moom ci extrait 3 bi. ñu daloon ci première loi bi dal nañu mooy nit ñi bëgg ñoo tàggoog mbuus ñaareel bi dugal nañ ci ay produits yoo xamante ne dañoo am incidence économique et sociale mooy mbuusu ndox yeeg yooyu parce que boo xoolee tey Sénégal li fi nekk ci unité yoo xamante ne dañuy defar mbuusu ndox di ko jaay bari na bari gaay goo xamante ne boo tëbee tey rek teg loi bu koy interdire mais impact économique ak social bi dafa am solo lool parce que dina am ñu bari ñoo xamante ne amaat na ca lañ doon daal seen doole du ñu amati revenu te loolu mën na yokk pauvreté ci askanu Sénégal moo tax autorités yi ne nañu waxtaanaat parce que xeexum pollution plastique moom mënuñu ko baax faaw ñu góorgóorlu ci mais nañu lalaat beneen waxtaan ak acteurs yi nga xamante ne yëpp mbir mi daf leen soxal pour ñu xool loi boobu naka lañ koy tëggaatee ba nga xamante ne ñëpp dinañ ci d'accord ci disposition yi am yaakaar ne su boobaa ñëpp dinañu adhérer bañ ko mën a doxal donc foofu la ñu toll gouvernement bu bees bi mu ñëwee woote na waxtaan ñu defoon un premier atelier maanaam waxtaan boo xamante ne dañ ko wooyee woon atelier d'évaluation de la mise en œuvre de la loi plastique maanaam waxtaanee doxal bi nga xamante ne ñu ngi koy doxal loi bi fan lañ ci toll te bi ñu organiser waxtaan boobu aussi on s'est rendu compte que am na disposition yu bëri yoo xamante ni war nañ ko xoolaat te actuellement liggéey boobu ñu ngi ci am yaakaar ne d'ici très très peu dinañ génnewaat beneen loi boo xamante ne dinañ ko jébbal kilifa yi ngir ñu mën cee décider. donc voilà loi yi nga xamante ne teg nañ ko waaye ginnaaw bu ñu tegee loi aussi am na ay sanctions yoo xamante ne teg nañ ko ñenn ñi au cas où suñ ko respecté wul. yooyu yan la ni ma la ko waxee sànq 2015 bi ñu tegee loi bi 5 ans après ñu gis ni loi bi doxul dañ ko corsé yokk ci yeneen yëf xam naa duñu am temps pour gën a yaatal yëf yi. mais bi ñu tegee yeneen i garde-fou gis nañ ni en avril 2020 mu tombé ak période Covid bi. am na ay sanctions yoo xamante ni jotoon nañ ko teg ci yenn jaaykatu mbuus saisir li ñu woon bi ñu ko dajalee ci ministère bi mi ngi defoon lu toll ci 70 tonnes ci ay déchets plastiques yoo xamante ne woon pas déchets plastiques sax mais plastique en général boo xam ne dañu ci mujj ànd sax ak Sococim ngir mën koo lakk ngir daal di ko jënne ci circuit bi totalement am na tamit ci région yi ay saisies yu ñu fa jot a def ak itam benn conteneur defoon na fi coow bu ñu jàppoon ci port moo xamante ni ci biir conteneur bi yëpp ay déchets plastiques la yaboon loolee itam juróon na fi coow ay xeetu sanction yooyu jot nañ ko dund ak waa DREC ci lu jëm ci wàll wi gis nañ tamit ni ci mbalit yi ngay romb ci mbedd yi lu ci ëpp mbuus lay nekk loolu nag li koy indi wax nañ ko sànq moom moo di problème triage yi nga xamante ni dañuy koy jànkonteel te bokkul ci suñu culture loolee tam doon na loo xamante ni dafa am njeexital bu bon ci environnement bi de manière générale ndaxte mën nañu toog ay at yu bëri du seey plastique boobu waaye ñii di jur gi tamit dañu koy lekk waaw buñ naan bëy bi yëy na mbuus bëy bi day gis mbuus bu mu yëy ko dee gis na am na ay temps yàggul dara ñu dégg suñu ay mbokk éleveur amoon ay jafe-jafe ci ay plastique yoo xamante ni seen jur dañ ko lekkoon loolee tam ñu demaat teewlu ci Baba laata ñuy ñëw ak Chérif. plastique bi maanaam moo ci gën a fës parce que voilà boobu mooy nekk ci kaw di naaw ngelaw li di ko yóbbu fu ne et puis dafa nekk xeetu mbalit moo xamante ne li ñuy wax c'est pas biodégradable xam nga am na yeneen xeetu mbalit yoo xamante ne boo ko fi tegee day seey waaye plastique bi moom boo ko fi tegee am na yoo xamante ni téeméeri at boo ñëwaatee fii nga koy fekk donc muy jur ay jëya ci maanaam suñu cheptel bi maanaam suñu animaux yi nga xamante ne moom la ñu am les animaux domestiques muy xar yi nag yeeg béy yi di ko lekk bu leen di rey am na benn jamono sax defoon naa benn tournée dans la région nord
mais boo doon waxtaan ak éleveurs yi dañ leen naan mais yéen loi plastique bi xanaa ñun ngeen ko defaral sax parce que ñun boo xoolee tey li ëpp ci suñu jur gi li ciy gaañu li ciy dee lépp boo ko xoolee li ci ëpp plastique bi ñuy lekk moom moo leen di rey donc mu nekk un gros problème boo xamante ne niñ ko mën a régler dëgg la bi ci jiitu mooy wàññi produit plastique yi nga xamante ne ñu ngi koy consommer waaye beneen pàcc bi mooy naka la ñu war a mën a def ba plastique bi bu nekkee mbalit ñu mën ko di recycler di ko réintroduire dans le circuit de production maanaam usines yi nga xamante ne tey ñu ngi yëngu ci produire plastique ak yooyu ñuy intégrer plastique recyclé ci seen ay produits loolu am naa yaakaar ne dina wàññi aussi plastique bi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci mbalit mi. am na solo soxna Ndeye Khady Thiam Tall yaa ngi doon wax ci jur gi man ci tabaski bi gis naa ci xar boo xamante ni bi ñu ko defaree biir bi li ci nekk ci mbuus bari woon na trop te xar boobu dafa saxaroon trop xëy na peut-être loolu da doon stressé voilà mooy lu mu wax léegi rek ñoom ci zone nord bi mu waxoon ne dem na fa def tournée ñu ci bëri ci éleveurs yi dañ doon wax ñoom seen jafe-jafe mooy seen jur gi di dee te fekk ni mbuus moo leen di rey te mbuus yooyu jëlee ñu ko fenn lu dul di dox di lekk ci mbalit mi loolu moom mooy indiwaat problème mu triage bi ñu doon wax ba léegi ba tax na nag il faut ñu jàngalaat am na génération yu bëri yoo xam ne moom mbir mi romb na leen mais ci ñu commencé waat jàngalaat xale yi naka nañuy trier mbalit am yenn geste yoo xamante ne dañ leen koy xamal te loolu li nga xamante ne moom moo di centre d'éducation ak formation environnementale bi foofu ci ministère bi ñu ngi ciy bay seen waar bu baax gisoon nañ bu yàggul dara ak ki fa nekkoon di docteur Gora Niang mu ci doon def les mercredis verts di dem ci école yi di échanger ak élèves yi di leen wone les bons gestes ba léegi ñu ànd ak Baba si loolu Baba Dramé danoo am yaakaar ni valeurs yooyu buñ ko jiyee ci xale yi nga xamante ne tey ay ndaw lañ ay tout tànk lañ ñu ngi ci école bi peut-être dina changer seen comportement surtout ci tri parce que tri à la source moom mooy li nga xamante ne moom moo ñuy permettre ñu gën a mën a gérer suñuy déchets nga xamante ne boo ñëwee ci kër gi di nga fa fekk ay poubelles yoo xamante ne lii mën nañ fa def ay ñam lii ñu mën fa def papier lii ñu mën fa def plastique et cetera mais loolu aussi au-delà de la culture bi nga xamante ne dafa soxla askan bi am ko dafa laaj ay moyens parce que boo ñëwee suñu kër yi ñi nga gis ñu am moyen am benn ñaar ñett ba ñeenti poubelle bari wuñu kër yi pour nga gis fa poubelle sax léeg-léeg jafe-jafe la parce que ñu ci bëri dañ koy jënd te mënuñu koo jënd donc yooyu yëpp dafa am solo ci maanaam taxawaay bi nga xam ne war nañ koo mën a am ngir gën a mën a maanaam saafara problème mbalit yi nga xam ne am ngir ñu mën a saafara problème yu bëri yooyu nag kon il faut ñu am ab éducation éco-citoyen boo xamante ni dafay nekk si ñun bu ko defee ñu koy doxee di ko waxee mu dëppoo kon ak thème bi nga xamante ne moom la ñu choisir ndaxte au-delà de déchets solides yi nga xamante ne dafa bëri plastique loolu gis nañ tamit lu jëm ci wàllu eaux usées yi di nga gis ko am foosam branché ko ci benn canal boo xamante ni ndoxu taw la war a yóbbu wala nga gis koo xamante ni dafay ñëw gas buntu këram nu mu ko neexee def fa lu ko neex mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni dañuy tàmbi tam ko dund ci réew mi donte ni nag réglementation bi mi ngi fi waaye nag gis nañ ni ba léegi population yi ñoom ñoo approprié wul li nga xamante ne moom moo di soppite yooyu ñu namm ci ñoom ba tax na am na ay loi yi fi nekk dañuy ñëwaat ba léegi ak moom Baba Dramé mu dellu si ci loi yi nga xamante ne ñoom ñoo am ñeel wàllu environnement ngir sàmm environnement bi. loi yi nga xamante ne dënk nañ ko ñi di ko doxal benn bi mooy le code de l'environnement. waaw parce que code de l'environnement mooy code bi nga xamante ni li ko tax a jóg dëgg-dëgg moom mooy sàmm suñu alam ci fànn yëpp nag ci fànn yëpp réduire pollution yi réduire nuisance yi suñu cadre de vie ñu gérer ko ci anam yoo xamante ne anam yu ñoŋ lay doon bu boobu weesoo mooy li ma la wax sànq mooy la loi plastique bi nga xamante ni bind nañ ko ba noppi waaye dans son application aujourd'hui am nañ ci ay jafe-jafe waaye bu ñaari loi yooyu weesoo yi nga xamante ne man moom laay doxal boo xoolee am na yeneen loi yu mel ni code forestier yoo xamante ni service bi ko yor di ko doxal moom mooy le service des eaux et forêts hein am yeneen loi aussi yoo xamante ne c'est des lois sur la biosécurité yoo xamante ne ki koy doxal mooy l'autorité nationale de biosécurité.
mu ngi noonu kon muy ay loi yoo xam ne am na pour mën a rek doxal yoon waaye nag lu ci ëpp ñoom liggéey bu am solo bi ñuy def li ci nekk seen jafe-jafe moo di yenn limite yoo xamante ni dañu koy jànkonteel bokk na ci wàllu limite ci wàllu ressources humaines amuñu personnel bi doy donte ni ñi ngi jàmbaare loolu di def seen liggéey waaye itam lu jëm ci wàllu koom bi limite yi nga xamante ni ñeel na wàllu koom itam dafay dal ci seen kaw ndaxte yenn budget yi ak yenn programme yi ñuy am duy dëppoo ba tax na lu ci ëpp ñoom dañuy dem ànd ak partenaires yi ngir mën a matale li nga xamante ni moom moo di seen liggéey ñuy fàttali rek ni contrôle yooyu nga xamante ni ñoom waa DREC ñu ngi koy amal ay agents assermentés ñoom ñoo koy def ñoom ñooy def ay descente ci terrain bi xaaruñu ñu woo leen wala dara wala bu ñu yëgee wala sax nit woote ci numéro vert bi di 12 21 bu fekkee ni gis nañu lu xamante ni normalul ci wàllu environnement ñoom dinañu ko càmbar dem wàcc xool ndax li ñuy wax nu mu tëddee ak itam yan rek daan wala sensibilisation lañ ci war a def ay càmbar waaw moom ku ne càmbar rek mu tëb ci loolu itam ñu ngi wax na ci lu jëm ci wàllu Senchim xam naa problème mu Senchim waxoon nañ ko fi waa quartier Famara Ibrahima Sagna ak ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi ko doon jànkonteel ak ay produits yoo xam dañ jàpp ne dafa périmé waru fa woon nekk ba tax na ñoom nee nañu périodiquement depuis 2016 ba léegi dañuy dem foofu di saytu di xool ndax rek askan wi amul dara lu mën a tegu seen kaw wala environnement bi ngir daal di ko yàq ba tax na daal ñu ngi woo askan wi yëpp ci 12 21 bu ñu gisee loo xamante ne normalul ñeel wàllu environnement ñu woote ci ngir ñu ñëw gaaw fàggali leen jërë ngeen def. mi ngi noonu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci sujet bu am solo boobule di ñaax rek aussi parents yi ñu joué ci seen rôle par rapport ak éducation yi ak xale yi ci biir kër gi jàngal leen di fa ñuy trier mbalit yeeg yenn comportement yoo xamante ne war nañ ko mën a am pour sàmm li nga xamante ne moom mooy suñu environnement ndaxte jéeyo yooyu yëpp su amee day am njeexital sax ba suñu wér-gi-yaram et tout ça comme ni nga ko waxee sànq changement de climat yi tey mu tàng suba mu sedd moo tax de plus en plus ñuy gis grippe yi de gauche à droite et tout ça te loolu noonu yëpp looloo ko waral donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax merci beaucoup.